auzubillahi mina seytaani rajim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñoo ngi leen di jaajëfal di rafetlu ko lërë bi dox seen diggante ak seen rajo Bambey FM tey ñu xëy dellu siwaat fas yéene ànd ak yéen ci seen i émission penco ngir waxtaanee tolluwaayu réew mi waaye penco ngir waxtaanee gox-goxaan yi nga xam ne moom moo nekk ci biir département bu Bambey loolu nekk sabab bi tax nag tey jii ñu daal di dalalaat beneen candidat muy candidat Yewwi Askan Wi ci li nga xam ne nag moom moo di commune bu Ngogom di monsieur Pape Momar Ngom tey moom moo nekk li nga xam ne nag moom moo di sunu ganu émission ñu fas yéene xuus ak yéen ci moom nag ci waxtaan yu am solo laaj ko moom mooy kan ak kan moom moo di Pape Momar Ngom ak lan nag la indil ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di askan bi waxtaanit ci li nga xam ne moom moo di carrière politique am ak carrière professionnelle am yooyu yëpp dinañ ci xuus ngir naka gën a indil leeral ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di askan bi ma fas yéene seq waxtaan bi ak ki nga xam ne nag moom moo di Mame Bara Mbaye Mame Bara maa ngi lay ziare. Rémi maa ngi lay nuyu di la ziar di wax alhamdulilah rabbil alamin di ñaanal nit ñi jàmm ak salaam fan wu gudd ak wér xéewal yu sawan bawan di nuyu le futur maire de Ngogom Pape Momar Ngom ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziare di ko ñaanal jàmm waaye di wax joyeux bonne et heureuse année waa Sénégal gépp rawatina aussi waa Ngogom gi nga xam ne actuellement ñu ngi ñuy déglu ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay. jërëjëf Mame Bara ñu ngi lay sant bu baax a baax di la ziare bu baax a baax kon dañuy daal di jox kàddu gi rek sunu invité di Pape Momar Ngom nekk candidat bu Yewwi Askan Wi ci fi nga xam ne nag moom moo di commune bu Ngogom monsieur Pape maa ngi lay ziare te li la jox sa wàccuwaay. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu Pape Rémi ñu ngi lay nuyu bu baax. yow ak Mame Bara Mbaye di jaare foofu rek di nuyu waa Ngogom yëpp. di nuyu waa Bambey yëpp di wax rek ci at bii ñuy dugg yàlla lañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla def aajo yi faju yàlla def jàmm ci réew mi ñu ngi ñaanal suñu kilifa diine yi yëpp rek suñu borom yàggal leen fi lool te wér wante di beral ziar suñu sëriñ suñu yaakaar Cheikh Abdou Karim Mbacké Fallilou mu yàgg fi loolu te wér. amiin 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 ñu ngi nuyu ñi ñu àndal ñëpp ñëw ci émission bi am mbégte lool ñëw fii ci Bambey FM pour waxtaan ak askan bi ci émission bu am solo bi nga xam ne ñëpp a koy déglu ndax ku bëgg a xam dëgg ku bëgg a xam lu leer di nga déglu Bambey FM di nga déglu émission bi kon ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax jërëjëf. jërëjëf Pape ñoo ngi lay ziare bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay ginnaaw si loolu nag ba la ñuy xuus ci li nga xam ne nag moom moo di waxtaan bi muy nuyu mbokki auditeurs yi ak mbokki auditrices yi di ko doore ci ki nga xam ne nag moom moo di sunu PDG di l'honorable député docteur Aïssatou Mbodj di ci toftal présidente conseil départemental bu Bambey ak gépp kilifa goo xam ne nii rek moo xam kilifa diine nga wala kilifa aada te nekk ci biir département bi rawatina mbokki auditeurs yi ak mbokki auditrices yi yéen ñëpp ñoo ngi leen di ziare di leen ñaanal nag atum jàmm ak salaam ci at mu bees mi nga xam ne nag moom la ñu dugg di soyez bonne année di soyez bonne et heureuse année ki nga xam ne nag moom moo di sunu invité di Pape Momar Ngom ak ñëpp ñi nga xam ne nag ñoom la àndal ak képp koo xam ne nii rek yaa ngi yeewoo fii ci biir département bu Bambey ginnaaw si loolu nag dañuy daal di jublu rek ci li nga xam ne nag moom mooy di sababu waxtaan bi Pape Momar ginnaaw si loolu nag tey ji bu ñu bëggee xuus ci li nga xam ne nag moom moo di waxtaan bi fi ñuy njëkk rek moom moo di kan moom moo di Pape Momar Ngom bu ñu bëggee xam kan moom moo di Pape Momar Ngom wala ñu bëgg a xam li nga xam ne moom moo di carrière politique am wala carrière professionnelle am maanaam kan moom moo di Pape Momar Ngom. waa jërëjëf Pape Rémi question bu ñëpp di posé la wante question bu jafe la. ndax wax sa bopp yombul. wante nag du ñàkk li nga xam ne moom ñëpp xam nañ ko. ñu leeral ko tuuti. waa Pape Momar Ngom pour tàmbali rek dafa nekk benn taalibe. benn sénégalais. bi nga xam ne fii la juddoo màggee fi jàngee fi bokk naa ci sénégalais yi nga xam ne dem nañ ba niveau bu kawe te mosu ñoo génn Sénégal. donc su ma ci jàng yëpp Sénégal laa ko defee. donc ci côté jàng boobu lay tàmbalee ñu nekk ingénieur polytechnicien. nga xam ne mun naa ne ci école yi gën a mag ci Sénégal la bokk école yi ëpp qualité ci Sénégal la bokk ndax foo dem ci administration bi ci structure yu mag yi
boo fa gisul directeur général polytechnicien wala ministre polytechnicien gis nga ki nga xam ne moo yor liggéey bi mu nekk un ingénieur polytechnicien. Donc yàlla boole nañu ci corps boobu. Donc depuis mun naa ne 25 ans ñu ngi exercer en tant que ingénieur. Si loolu bon ak expertise bi ñu am. yàlla dimbali nañu ñu développer yeneen façon expertise yi nga xam ne. base bi ingénieur la wante. Si yeneen jàng yi nga xam da nga koy dolli moom moo lay may nga nekk am expertise yooyu. si loolu ci la ñu nekk expert si domaine yu bëri. expert nag boo ko déggee mooy ki nga xam ne fii si domaine boobu xarañte fu mu mën a yem yow egg nga fa. donc si wàllu li may tàmbale rek mooy si wàllu énergie expert lañ fa. mu nekk si wàllu électrification rurale ñu nekk fa expert. mais si wàllu changement climatique. mu nekk si domaine bu am solo. mooy jaww ji nu muy soppeekoo. ndax dundinu askan wi bu nga xam ne tax ko demee noonu ba mu indi ay jéey yu bëri si àdduna bi. inondation yi ngay dégg tàngaay façon tàngaay bi am changement yi am yëpp. donc foofu am nañ fa expertise bi nga xam ne ñu ngi koy jaay au niveau international. macha allah ñun ne am aussi expertise dans le domaine du partenariat public privé. mooy diggante ay jumtukaay yi nga xam ne dañ koy mun teg pour mun a lëkkale nguur gi ak privé yi pour ñu développer ay projets yi nga xam ne su doon nguur gi kese du ko mun def. donc foofu am nañ fa expertise bi nga xam ne ñi ngi ko amee si diggante structure yu mag a mag yi nga xam ne mel ay banque mondiale. ay système des Nations Unies. kon côté jàng côté expertise. mun naa ne loolu laa si mën a wax. loolu nag moo ñu permettre aussi. ñu nekk ci ay structures yu mag a mag. yi nga xam ne depuis bi ñu commencé suñu carrière jaar nañ fa. boo rombee li ñuy wax rek ay structures privées. nga xam ne dans le domaine de l'industrie. nekk nañ fa ay postes yu de responsabilité yu mag a mag. wante ñu duggee ci administration internationale. lu mel ne ay système des Nations Unies nga xam ne. nekk nañ fa expert en efficacité énergétique lu mel ne PNUD. lu mel ne Banque mondiale. après ñu door a dugg nag ci administration sénégalaise. donc lu mel ne ASER. nga xam ne ñëpp xamee nañu fa. bi ñu fay dugg ñu ngi fa duggee comme expert en attribution de concession. kooku c'était avec la Banque mondiale. mais ci biir ci lañ dem ba nekk fa directeur technique directeur des concessions d'électrification rurale. mu nekkoon une première au Sénégal. ñu am un expert. en attribution de concession man maay le premier sénégalais bu nekk expert en attribution de concession. macha allah waaw si loolu ci lañ continuer ne demaat Nations Unies au niveau du projet PUDC. avec aussi continuer au niveau de la consultance internationale. nga xam ne structure yu mag a mag la coopération allemande. lu mel ne ay KfW lu mel ne ay GIZ. ñooñu ñëpp ñu nekk fa consultant international nga xam ne dañuy yóbbu ci ay projets yu mag a mag. au niveau du Sénégal mais aussi au niveau de la sous-région. si liggéey boobu moo ñu permettre ñu wër mun naa ne Afrique dëkk yu bëri dem nañ fa jaay fa suñu expertise. nga xam ne c'est à travers structure yooyu ma la wax. lu mel ne ay BOAD. nga xam ne c'est la Banque ouest africaine de développement. lu mel ne SILS. lu mel ne la BAD yooyu yëpp yóbbu nañu ci ay pays yu bëri lu mel ne ay Togo ay Bénin ay Burkina Faso pour ñu dem defal leen ay projet monter leen ay projet donc ci wàllu professionnel mun naa ne tënk la mais bu ñu demee ci biir mun naa am du ñàkk ay yeneen détails yi nga xam ne dinañ ko gën a éclaircir. macha allah mais ci sa carrière politique tey fi ñuy njëkk rek moom moo di Pape Momar lan moom moo ko dugal ci politique. waaw li ma dugal ci politique loolu tam question bu am importance parce que bi ma ci duggee mun naa ne yàggul ndax sama gis-gis dama mosoon jàpp rek man dama mën a nekk un homme de développement à côté des politiques. di jàppale les politiques pour que ñuy mën a réaliser seeni projet ak indi suma expertise. ci loolu ci la ñu nekkee donc expérience bi ma la wax yi yëpp. bon souvent dañoon côtoyer les politiques. dañoo liggéey ak les politiques di leen jàppale ci ay projets di leen monter ay projets yenn saa di leen dimbali ci ay recherche de financement. ba en certain moment on s'est rendu compte que il faut que ñun ñu gën a ñëw suñu dëkk jàppale leen. ci lañ commencé di def des actions de développement au niveau de Ngogom et au niveau de Bambey. ñu bëri xam ñu ci. ñu nekk avec la jeunesse. di leen jàppale mais aussi avec les populations.
mais bi ñu commencé dem ba si biir dañoo rendre compte que ne li nga bëgg a def si dëkk bi pour nga mun ko def il faut nga am autorisation kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk. waaw foofu dama si jox benn exemple précis. nga xam ne mun naa déclic la. si lu tax ñu bokk na si li tax ñuy dugg si politique. waaw ndax bi ñu ñëwee Ngogom commencé def électrification rurale. nga xam ne boobu ñu ngi Azer. on a commencé def ay dëkk. lu mel ne Ndorong Caacaw Ngaraaf. ci wàllu électrification rurale. voilà indi leen courant. avant boobu indi woon nañu fi ay solaire wërale ko Ngogom yëpp même département Bambey ba Diourbel. si programme bu am solo nga xam ne ay lampadaire solaire la woon. mais bi ñu indee nag réseau bi. si dëkk yooyu. ci la ñu commencé sentir ay blocages yi nga xam ne am na au niveau de Ngogom. particulièrement mu bàyyi ko fan ci municipalité bi ki nga xam ne moom moo ko jiite wala fan parce que dafa am certains partenariats yoo xam ne nii boo ko amee bëgg ko indi ci commune forcément nga am accordu maire bi mu doog a mën a nekk léeg-léeg gis nañu ay blocages yoo xam ne nii dafay am ci gox-goxaan yi ci lu demee noonu. voilà exactement noonu la demee parce que bi ñu indee courant bi. xam nga ñun bu ñu indee courant bi en tant que projet. lu mel ne Azer. Azer la woon boobu bi ñu indee courant bi bu ñu ko indee si dëkk. ba def réseau bi ba taal ko ba testé ko ba lépp tàq. après dañ koy jébbal Senelec. Senelec moom mooy def exploitation moom mooy jaay courant moom mooy def maintenance bu paane et cetera. mais dafa fekk lampe mbedd yi éclairage public. loolu période boobu communes yi ñoo ko doon fay. waaw. donc c'était les communautés rurales boobu. commune sax amaguñu woon. donc c'était le président de la communauté rurale moom mooy abonné wu. pour éclairage public dëkk bu ñu taal bu nekk ci goxam. donc bi ñu taalee dëkk yooyu muy Caacaw ak Ngaraaf. donc Senelec da lay may 15 jours. bàyyi lamp yi tàq. xam nga dëkk bi nga xam ne toog na ay 30 ans 40 ans amul courant. ñu taal ko lamp yi tàq mbégte boobu. boo ko fekkewul sax mënoo ko xam. dëgg la léegi ñu am mbégte bu toll noonu kontaan ñu Senelec da leen di may nag loolu nee nag le temps que président communauté rurale bi ñëw abonné wu. comme yow ni nga amee sa kër. boo buggee courant sa kër. nga dem Senelec def demande remplir fay ay frais d'abonnement. après chaque mois ñu facturer la. noonu la demee pour communauté rurale bi donc c'est le président moom mooy dem defi abonnement boobu. mais président bi période boobu. jàppoon na ne man peut-être dama ñëw pour politique. bi kii bi ñëwee mu ne moom bon du abonné parce que affaire bi yëgu si dara xamul nu mu demee. bon man personnellement dama ko doon woo téléphone wax ak moom ne ko nag da ngay dem Senelec nga abonné. pour que courant bi parce que sinon bu ñu toogee 15 jours Senelec day couper courant bi. bu fekkee abonné wuloo. mu toog bañ a dem. ba Senelec bëgg a couper courant bi. ma defay intervention bàyyi noonu ba Senelec bàyyiwaat lu war a mat ay 2-3 mois. ñu bàyyi lamp yi noonu. may insister si moom. pour que moom mu dem defi abonnement bi. dem naa ba boo ko téléphone ne ko bu fekkee ne ay paiement la rek. man mun naa si jàpp. parce que boobu 30 000 ngay fay par abonnement par dëkk. par dëkk. mu bàyyi noonu ba Senelec ñëw couper courant bi. loolu. waa Caacaw waa Ngaraaf ñu ngi may dégg. témoigné nañ ko fan yi ñu ngi koy wax. bon bi loolu amee. ñu coupé courant bi lu yàgg. donc imaginez dëkk bi nga xam ne toog na ay année amul courant nga jékki-jékki ñamal ko courant. muy commencé dund nga ñëw coupé waat ko. day doy waar. lu métti la. tas yaakaar la. bu métti. affaire boobu nag man daf ma jaaxaloon trop. parce que man ne nag mënuma comprendre yow. nga nekk président communauté rurale nga xam ne sa rôle moom mooy taxawu askan bi. ngay xeex askan bi pour que rek parce que am na benn nit bi nga xam ne yaakaar nga ne te boobu bi ma lay wax bi may def loolu man kenn mësuma dégg ci politique. da nga ñëwoon rek ngir taxawu askan bi pour taxawu askan bi mais jàpp nañ ne rek. man li may def nii dama am lu ma xalaat lu ma bëgg. mu def loolu. après nag ma ne nag bon comme moom xalaat na loolu. ba mu may xeex dinaa ko def nag. commencé di la fiire daal. voilà affaire fiiraange moo fa amoon. ma ne nag population yi nga xam ne ñoom ñoo ko jox doole boobu. ba moom mu mën a bloqué lu mel noonu ma nga xam ne man mënuma ko. parce que su fekkoon man mën naa ko. am naa signature bi du demee noonu. mais moom moo am signature bi. te yow da nga ñëw ngir taxaw population bi. dama ñëw pour taxaw population bi. aw ma seen benn intérêt parce que su may mbokk ñoo fa nekk. ma ñëw di leen jàppale. mais bu mu defee lool ci laa nag ne population bi nga xam ñoom ñoo ko jox doole boobu. nga xam ne moom bu doon moom kese amul doole boobu. donc population ñoo ko jox seen doole pour que moom mu mën leen a jàppale.
ci laa nag doole boobu population jox leen naan dinaa dem wax ak population leeralal leen ne leen kii doole bi ngeen ko jox utiliser wu ko pour jàppale leen mais da ko utiliser pour xeex leen parce que mi ngi nii di leen xañ courant. loolu bokk na si li déclic li tax mën naa dugg si politique. comprendre donc loolu benn exemple la. beneen bi nga xam ne peut-être leneen li nga xam ne tamit boo yóbbu analyse bi. ci nga naan le président de la communauté rurale doole bi mu am. mënoo ñëw def foofu benn projet. bu mag. te moom joxu la autorisation. mënul nekk. ki nga xam ne nag déjà moom mi ngi lay xoolee bëtu wujju. boo fa ñëwee loo fa mënta indi. du ko signé. da ngay am problème. donc nag ñu ne nag moom gënuñoo dëkk ci dëkk bi. ëpp ñu mbokk ci dëkk bi. kon moom nu mu def ba dëkk bi fal ko ñun noonu la ñuy def ba dëkk bi jox ñu seen kàddu pour que ñu ñëw taxawul leen. loolu bokk na ci li nga xam ne vraiment. moo la dugal ci politique. leneen li mooy la jeunesse. fii nii au niveau de Bambey bokk nañ ci tamit li nga xam ne pousse nañu. parce que amoon naa fi partenariat yi nga xam ne avec ASC yi. ba ñu tuddee ma le finalu départemental bi parce que en certain moment soxla woon nañu un parrain ñu tuddee ma ko. waaw ñu def fi final bu mag a mag xam naa yéen a ngi koy fàttaliku. dëgg la nga xam ne indi nañ fi fanfare police nga xam ne c'était la première fois. ñu indi ko fi au niveau de Bambey ñu tuddee ñu final bi 2 fois. de suite. te loolu période boobu mosul woon am parrain yi nga xam ne dañu koy tuddee at ren tuddee la ko waat déwén. at bi si toppaat. mais loolu parce que ñun bëggoon nañu jàppale jeunesse bi. xam nga donc relation boobu nga xam ne amoon nañ ko si jeunesse bi ñu commencé gis nag benn espoir bi nga xam ne jeunesse bi ñu ngi koy am si ñun. benn yaakaar bi nga xam ne ñu ngi koy am si ñun. ñu ne kon il faut ñu dugg ci politique avant loolu pousse nañu côté bu nekk xëcc nañu ci côté bu nekk pour ñu dugg ci politique autorités yi gën a mag. boobu temps Ablaye Wade moo fi nekkoon autorités yu gën a mag. nga xam ne au niveau présidence au niveau ministère nga xam ne dafa bëroon ay xarit. topp nañ ma ba sonn pour ma dugg ci politique mais musuma ci dugg. beneen exemple bi nga xam ne peut-être mun nañ ko joxe génération du concret bi nga xam ne danañ ko dégg. waaw. ñun man mii di wax ak yow. bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo ko fondé ci membre fondateurs yi. ah bon ci laa bokkoon. bi ñu koy créé du woon mouvement politique. c'était un mouvement think tank la woon c'est-à-dire dañu doon benn kuréel bi nga xam dañu doon jël ay borom xam-xam. suñu ay promotionnaires suñu ay anciens ingénieurs ay médecins ay experts ci domaine yëpp ñu ne dañuy dajaloo am benn kuréel bi nga xam ne dañuy xalaat ci jafe-jafe Sénégal. di def ay solutions di ko jox gouvernement bi. ci la ñu créer nag mouvement boobu tuddee ko génération concret moo xam ne dañu objectif bi moom mooy problème bu am rek ñu propose des solutions concrètes. jox ko ministre bi nga xam ne moom la concerné. pour que moom mu jéem ko dérouler avec son gouvernement. loolu ñu nekk ci pendant des années bi affaire bi demee sax ba commencé dugg politique ñun pour ne mun naa ne ci la ñu retiré woo wante bokk na fekk na boobu ñun am nañu benn expertise bi nga xam ne am nañ ko ci côté boobu. bi ñu li ma leen njëkk a nettali ni amee nag ci lañ boole loolu lépp nag. ne nag kon il faut ñu engagé wu politiquement. voilà. très bien loolu am na solo leeral na li nga xam ne nag moom moo di li nga xam ne moom moo ko dugal ci politique mën nañu ne yéene la ci askan bi waaye mu am ay blocage ngir nag mu mën a continuer taxawaay boobu nga xam ne moom lay taxaw ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di askan bi faaw nag mu dugg ci li nga xam ne moom moo la di politique ngir mu mën a am ndomba goo xam ne nii dina ko permettre mu continuer di contribuer ci li développement bi nga xam ne nag moom moo soxal commune bu Ngogom waaye politique mu doon loo xam ne nii lu doy waar la rawatina nag li nga xam ne nag moom moo di élection locale mu bari ay enjeux yoo xam ne nii bari na ci trop rawatina ren jii ma bëgg a xam ñaata yoon nga mas a dem élection ndax mas nga dem élection locale wala déet. waaw mës naa dem élection locale 2014. élection yi mujj yi. boobu fekk na comme ni ma wax nii rek commencé woon nañu. di dugg ci politique ndànk-ndànk mais mosuñu woon xalaat sax ne dañuy nekk candidat ci période boobu. parce que politique aussi il faut que nga topp yoon bi nga xam ne moom nga war a topp. wut ay leaders yu mag. yu ku mel ne soxna Aïda Mbodj. nga xam ne ñi ngi doon liggéey ak moom. pour que au moins nga am benn formation politique. bu dëgër ngay door a nag. samp sa ndënd. topp nañu ba sonn naa ñu présenté mais mosu ñëw 2009 mosu ñëw jéem ñoon présenté. mais 2014 bi ñu ñëwee ay xale. ñi nga xam ne ñu ngi dëkk Ngogom ay des étudiants des élèves. ñi nga xam ne ñoom ñëpp Ngogom lañu dëkk ñoom ñoo jékki-jékki sentir ne ñoom changement dafa war a am au niveau de Ngogom. c'est boobu ci la ñuy door a def la communalisation intégrale. mooy première élection bi nga xam ne dañuy fal ay maire. bi ñu toogee ñoom def seen waxtaan def seen i tournée wër ci dëkk yu bëri
ñu gis ne ñoom war nañu mën a présenter wu ñu defar seen liste ne ñoom dañuy présenter wu en tant que indépendant pour mën a bokk ci élection yi. après xale yooyu ñoom ñoo ñu woo ñun ñi ak ñi ma àndal ñi ñëpp nga xam ne kenn musu see politique. ne ñu ñëw leen naa ñëw jiite liste boobu. bi ñu ma ko waxee hésité wu ma. ma ne leen ok dinaa ñëw bokk ci élection yooyu. bi ñu ñëwee élection yi nu mu demee moom mooy que au dernier moment ci lañu bokk parce que je me rappelle bien bi liste yi bi ñu waree clôturer à 2 jours clôture yi mun naa ne ci lañ defar liste yi. déposé tout ñu bëri sax ils étaient surpris parce que kenn xalaatul woon ne liste boobu dina am parce que préparé wuñ ko. après ci lañ bokk ci élection yooyu muy élection yi passé 2014. yàlla def bi ñu ñëwee ñu def campagne. campagne bi aussi xam nga candidat indépendant yi nga xam amoo benn parti sa ginnaaw. amoo benn moyen yow. say ban bannière nga demee woon. dañu abonné récépissé. dañu abonné récépissé ñu ngi abonné récépissé citoyenneté Sénégal. mooy récépissé bu Cheikh Yérim Seck. nga xam ne kenn xamu ko fii Sénégal kay fii au niveau de Ngoko département de Bambey. voilà département mais il fallait ñu am récépissé parce que loolu moo doon kii bi. dañoo ab récépissé boobu dem def suñu ay moyens bopp def suñu campagne. yàlla dimbale ñu am vraiment ay résultats yu am solo. ndax maire sortant bi nga xam ne moo fa nekkoon moom moo ñu raw de 82 voix. 82 voix la rawee ci commune bi yëpp ñu ñëw ñoo rawoon candidat Benno Bokk Yaakaar. ñoo rawoon candidat wu PS. donc on est arrivé deuxième. te ci deuxième boobu li ci nga xam ne mun naa ne lu am solo la ci moom mooy que genn wàllu campagne lañ def. parce que période boobu maa ngi woon ci ay activités yi nga xam ne permettre mu woon ma nekk fi à temps plein. dama naan liggéeyi Dakar. ba wàcc su ma wàccee 17h ñëw ànd ak sama gars yi. ñu wër bàyyi minuit ma delluwaat Dakar. weekend rek lañ fi defoon benn weekend lañ def nga xam ne campagne en donc dëkk yu bëri amuñu woon occasion wu temps matériel pour mun fa dem wax ak ñoom. mais yàlla def. vraiment ñu am résultat yu mel noonu. te boobu ñi ngi àndoon tamit ak Aïda Mbodj si élection département bi. Aïda Mbodj lañ jàppale woon. moom ngeen jàppale woon élection départementale mu jëm soxal conseil départemental. voilà exactement. ba mu gagné ko. ñun contribuer nañu si victoire boobu bu baax a baax. parce que indi lañ ko ay voix yi nga xam ne képp ñu votel liste boobu la votel donc yàlla dimbali nañu wax dëgg yàlla résultat yu honorable lañu am foofu. ci élection locale yu 2014 yi. donc loolu mooy suñu seule élection bi nga xam ne ñun bokk nañ ci. très bien ñuy fàttali ne ñu ngi dalal Pape Momar Ngom nekk candidat bu Yewwi Askan bi ci fi nga xam ne nag moom moo di commune bu Ngogom mu doon koo xam ne nii nag dégg ngeen li nga xam ne expliqué na ko ci li nga xam ne nag moom moo di carrière professionnelle am mais rawatina li nga xam ne nag moom moo di carrière politique am mu doon nag loo xam ne nii taxawaay bu am solo la waaye jàngat bi ñuy def rek Pape Momar Ngom gis nañ ne yaa ngi masare dem sa élection yu njëkk li nga xam ne nag moom moo di 2014 yàlla dogal nga góorgóorlu ba jël deuxième ci li nga xam ne nag moom moo di commune bu Ngogom lan moom mooy sabab bi tax ren demoo yow dong comme ni nga xam ne naka noonu nga defe woon 2014 lu dul nga choisir li nga xam ne moom moo di coalition Yewwi Askan bi. waaw xam nga wax naa 2014 nu mu demee. naa 2014 ne ay xale ñoo def seen liste ñëw dugal ñu. wax naa leen tamit que ne suñu trajectoire politique nekkul woon loolu. suñu trajectoire politique moom moo doon def jàng. parce que aussi lu nekk. boo ko jàngul doo ko tari boo ci doon dongo doo ci doon sëriñ. donc ci lañ nekkoon di teg suñu yoon. pour xool leader bi nga xam ne jàpp nañ ne fii au niveau du département de Bambey. mën nañ ànd ak moom parce que am nañu ay gis-gis yi nga xam ne nuroo na. am nañ ay gëm-gëm surtout. yi nga xam ne nuroo na mais aussi am nañ ay bëgg-bëgg si pour suqali askan jàppale askan yi nga xam ne nuroo nañ. ñu jéem a ànd ak moom liggéey ak moom. donc loolu moo doon suñu trajectoire bi loolu weesoo. comme ni nga ko waxee ñu demal suñu bopp mais bi affaire bi weesoo dañoo continuer suñu liggéey. dañu continuer liggéey li nga xam ne mooy doon suñu liggéey initial mooy taxawu askan bi. yàlla dimbali ñu de 2014. ba bi may wax ak yow nii li ñu réaliser au niveau de Ngogom. xam naa bu ñu si duggee tuuti si bilan bi dinañ si wax. mais li nga xam ne réaliser nañ ko fi au niveau de Ngogom ak au niveau du département de Bambey. réaliser wuñ ko woon sax avant 2014. ni ñu taxawoo askan bi si seen i jafe-jafe. si seen bëgg-bëgg.
liñ fa def après élection yi. defuñu ko woon sax avant 2014. ñu ci lañ nokk nag di dem di waxtaan ak ay ñi nga xam ne tam comme ni ma waxee sànq ñoom tamit ñu ngi si terrain boobu mooy terrain taxawu askan bi. ci la ñu dem ba élection yi jege si. élection yi jege see xam nga élection dañ ko sax reporté. avant ñu koy reporté ñun dañu préparé woon demal suñu bopp. demal suñu bannière bopp ba créer suñu mouvement ñu tudd mouvement patriotique pour le développement du Bawol. mouvement boobu moo naroon dem élection yii. mais bi ñuy reporté élection yi. reporté waat ko. après ci la avènement wu Yewwi Askan bi am. Yewwi Askan bi ñu ko créé yàggul. donc bi ñu ko créé Yewwi Askan bi ñun ñëpp ñu gis suñu bopp. ñu gis suñu bopp que ne coalition mi ngi nii bi nga xam ne ñun li ñuy xeex ñoom loolu lañ teg ci table bi. lan ngeen di xeex. li ñuy xeex mooy jël askan wi jiital ko ci lépp. jël askan wi ci nooteel bi nga xam ne moom lañ nekkee pendant des années. ñu dindi leen ci nooteel boobu. joxaat leen seen dignité. seeni jafe-jafe ñu taxaw ci. mais di dundal askan wi mais pas di dundoo askan bi. maanaam daal kon yeewee gi nga xam ne moom la ñu tuddee coalition bi daal foofu nga bëgg a xuus. yeewu boobu. man dama ne est-ce que du soxla ay moo joxe tur boobu mu ne ma déedéet mu ne joxewul tur bi ma ne ko nag tur boobu fii la amee sens. au niveau de. département de Bambey parce que dañu fi am ay leaders yi nga xam ne. ñoom seen bopp ay buur lañ ko jàppee. buur amatul. xewi na. mais lan moo tax nga jàpp ne ñoom ay buur lañ jàppee seen bopp. mais parce que boo jëlee yow doole bi nga xam ne da nga jàpp ne yaa ko moom. mais askan wi moo la ko jox. au lieu nga delloo ko askan wi. nga koy nootee askan wi. ku la wax nga mere. ku la wax nga chantage ko. c'est yow seeni jafe-jafe doo si taxaw. pendant nag ñu nag particulièrement suñu commune nga xam ne lu war a mat 21 ans. waa ji bi nga fa toog. kenn mënu la wax lii la fi def au contraire jaxase nit ñi noot nit ñi menacer nit ñi chantage nit ñi la fa nekkee ba ñun ñi wax ak yow ci loolu la ñuy dund. ñu ne nag kon ñun Yewwi Askan Wi moom mooy li nga xam ne moom lañ war a jiital. jox ko askan wi war leen ne nag yéen ni ngeen doon xeex parce que askan wi loolu la ñëpp la métti. mais amuñu fu ñu ko xeexee amuñu fu ñu ko jooyee. amuñu fu ñu ko xeexee amuñu fu ñu ko jooyee parce que dafa dem ba un certain moment waaye sax dañ koy ragal. li ñuy moom na sax lañ gën a ragal que président de la république. tellement menaces yi mu leen def. am na ñi nga xam ne actuellement fi ma waxee yow dañ naan ñu. yow lañu àndal mais bëgguñu mu siiw. bëgguñu waa ji yëg ko. maa la wax loolu parce que. ragal nañu. waa ji xam na ne da leen contre. mais après lan la leen mënal bu ñu xamee loolu. mais li mu leen mënal bëri na. parce que seen lépp moom moo ko yor. exemple bu gën a terre à terre si wàllu rek jiwu wala engrais. nu ñu koy séddalee rek chantage lay def gars yi. day seet ñi ànd ak moom mu favoriser leen ñi àndut ak ñoom mu xañ leen. bu xamee ne àndut ak moom. engrais doo si am li nga si war a am. urée doo si war a am te seen ngoogam bay rek la ñu xam. waaw engrais ak urée. mun naa ne mooy li nga xam moom lañ gën a yaakaar ci commune bi. mais ku ànd ak moom di nga am. ku àndul ak moom doo am. loolu ay menaces am kilifa wax na ma kilifa yàggul rek. woo na ko di ko menacé ne ko yow dégg naa ne Pape Mabam Ngom ngay àndal. mu ne ko man daal tontu bu mu ko tontu mooy gën a won rek ne ragal bi ñu ko ragal dana ko man sax damaa bàyyi politique. xam nga loolu dafa doy waar. doy na waar.